teg lu kaara ngay teg lu ron ndax sama rhymes dafa wex comme citron dema wooy chef boy maay sa patron damay rap ngay rap ay fiction bokkuñu ambition fa mu doxal sama mission marqué sama empreinte si benn annal teg si bëri bagax ni seen canal fu ma neex fële fii ak fële Ziza ñëw na boy mbokki internetu Soleil Média ñu leen di nuyu am mbégte ak contentement di leen andil tey seen premier numéro émission bi ñuy tuddee sama métier tey nag ñu seeti ndaanaan bu mag boo xam ne day yëngu si métium carrelage ñu gën koo xam ci Ndoye Ndaanaan dëkk Jandeer màgge fi yaroo fi waaye jàng métier macha allah ba man ko lool tey jii nag moom la ñuy dalal ñu def lu dul rek ànd ak Ndoye ci lépp loo xamante ni bi moom la ñuy andil ci seen émission sama métier. Parel sa testament mënoo ma yëngal parce que da nga insolent il fallait que ma ñëw wane sama talent pour wax booy ni leen dama compétent moo tax gars yi ma ki may seen attaquant def li ma walla reçu je t'en fous bëndal fii yëpp Ziza partout fay la ni nga rené à tout booy sa xol mu ngi bon muskil la daf ma doon gasat wax léegi bit si la man dama lay rey ba pare jéggi la waxal ma gars yi ni dama immortel wax bi dégg na laaj creusel sa xel ni nga bërëb du ma si sentir plaisir dafay mel ni ñaari góor yu laalante ba rus naa def job bu amul qualité liggéey bu rafet la gars di sollicité te yow da ngay taas rek ne amee naa poté dooma jommal nekkal dama di naaw romba naa la booy yaa ngi sama gin sama gars yi ñu ngi lay ziare yéen ñëpp mbokku àdduna bi mbokku Italie Espagne mbokku Sénégal partout ñi xam Ndoye Ndaanaan yëpp ñu ngi leen di présenté benn reportage bu yem tey waa Soleil Média ñoo fi ñëwoon pour jël œuvre Ndoye Ndaanaan ndaxte partout dans le monde nit ñi dañuy waxtaane li Ndoye Ndaanaan di liggéey ñoo tamit ñu ñëwoon tey pour jël ko pour xam li ñuy liggéey lan la quoi léegi nag dañu ñëwoon fii si benn kër xam naa dinañ dem si ay différents bâtiments pour wane li Ndoye Ndaanaan def ndaxte boo liggéey ba nit ñi di la reconnaître di ñëw di xool say œuvre loolu quelque chose la quoi te ñun suñu partenaires yi presque ñëpp ñu ngi Italie ñu ngi Espagne ñu ngi France ñoom la ñuy liggéeyal bon fii nag ñu ngi fi ñëwoon fii à Tor benn kër bi ñu doon liggéey fii di douche publique la faïence yi gis nga noir blanc lañ koy posé ndaxte tamit Ndoye Ndaanaan moom buy liggéey moom mooy def choix am quoi mooy def choix am pour xam lu muy composé couleur ndaxte liggéey tamit da nga xam couleur bu ànd ak moromam quoi naturellement man noonu laay liggéey quoi damay def choix pour composer liggéey bi ni mu mën a enveloppé ba mën a dem quoi lii moo tax ñu jël fii noir blanc bi tu vois lii carreau espagnol la carreau bu mag la kii 60 la sur 20 tu vois lii douche publique la gis nga ni ñu ko posé dañu jël noir bi def ko si digg bi jël bande blanc bi pour mën ko habiller quoi ndaxte tamit loo gis lu nekk dañ koy jël xam fële ñu ngi demoon si douche publique bi fii douche parent bi la salle de bain parent bi li ko gars yi di waxee gis nga bii dañ changé motif décoratif bi quoi ndaxte bële dañu jëloon bande def ko noonu mais bii dañ changé motif bi comme ni ma doon wax sànq rek mbir mi aar la il fallait que ñu jéem a innover def loo quelque chose boo xamante ne dafay différent et puis naturellement ñu on est comme ça quoi fu ñuy liggéey tout le temps dañuy changé gamme bu ñu posé fii def leneen pour nga defee client bi dina mën a am satisfaction. épisode beneen almet kon sama benn suuful moo lay fay maa leen man fis jarul enquête ndax ñoom seen xel yi dafa nay moo tax duma jóg di nekk en tête el phénomène dafa ñu mës a tiré sa mbindaw gars yi dañ koy caricaturé public bi rek moo na mën a arbitré te neneen maa fi dax rab booy waaye wala boog lii ni mu téeme nii boog MC doon gën a tubéy ñoom ñëpp laa foog li may rab bu la neexul wata foog booy yaa jëlal ling fi amee moom est-ce que léegi moom dañ ko def 2 tons quoi dañ jël grès poli bi 40 yi ak grès poli bi 60 bi moom lañ boole patché ko mu joxe quelque chose boo xamante ni dafay différent ak li ñu fi doon def quoi moo tax boo yéeg nii comme que des fois am na ñoo xamante ni seen bët neexul soo yéeg tak couleur bi moo lay définir fi nga war a dem quoi sooy wàcc tamit bi si kaw moo lay définir ne am na foo xamante ni fi nga war a jaar quoi moo tax fii escalier gis nga dañ def choix bi te et puis tamit ñi ko piacé bari na trop macha allah niveau posage la boo xamante ni vraiment affaire yi jaar na yoon quoi 2 tons lañ ko def quoi choix bi 2 tons lañ ko def ñu boole ak couleur bi tamit. wallaay bilaay dinaa génne korono jëlal ling fi amee
jëlal ling fi amee boy bi pare na moom de mi ngeek armée jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee boy bi pare na moom de mi ngeek armée asay pare sa testament 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 parel sa testament mënoo ma yëngal parce que danga insolent il fallait que ma ñëw wane sama talent pour wax booy ni leen dama compétent moo tax gars yi ma ki may seen attaquant def li ma walla reçu je t'en fous pëndal fii yëpp gisa partout fay la ni nga rené à tout booy sa xol mu ngi bon muskil la dama doon gasat wax léegi bit si la man dama lay rey ba pare jéggi la waxal ma gars yi ni dama immortel wax bi dégg na laaj creusel sa xel ni nga bërëb du ma si sentir plaisir dafay mel ni ñaari góor yu laalante ma rus naa def job bu amul qualité liggéey bu rafet la gars di sollicité te yow da ngay taas rek ne amee naa potte dooma jommal nekkal dama di naaw romba naa la booy yaa ngi sama ginnaaw da nga gaaw épisode ni berin almet kon sama benn suuful moo lay fay maa leen man fis jarul enquête ndax ñoom seen xel yi dafa nay moo tax du ma jóg di nekk en tête el phénomène dafa ñu mës a tiré sa mbindaw gars yi doon koy caricaturé public bi rek moo na mën a arbitré te neneen maa fi dax rab booy waaye wala boog lii ni mu déeme nii boog MC doon gën a tubéy ñoom ñëpp laa foog li may rab bu la neexul wata foog booy yaa jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee boy bi pare na moom de mi ngeek armée jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee boy bi pare na moom de mi ngeek armée asay pare sa testament 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 sama yoon a leer ni nga dangay laaj boo ma bëggee get faa nga dégg daaj ma daxa binda fer dinaa oyono walaay bilaay dinaa génne korono jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee boy bi pare na moom de mi ngeek armée jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee boy bi pare na moom de mi ngeek armée asay pare sa testament pare sa testament pare sa testament waaw fii moom façade la bon ñu ngi woon ci intérieur bâtiment bi mais lii façade la bi ñëwee ci devanture bi gis nga pareeguñu sax mais ñu ngi mën nañ fi présenter loo xamante ni mooy loolu 2 tons lañ ko def marron beige ñu posé ko comme nii gis nga dañ ko def brique quoi brique lañ ko posé 2 tons la façade bi nag dafa nekk loo xamante ni moom xam nga il faut nga nekk un technicien pour mën a composer liggéey façade moo tax ñu ciblé ko nii quoi ndaxte fond bi dañ ko def 2 tons yi léegi devant bi ci kaw ñu def ko spécial boo xamante ni boo duggee après da ngay gis ni affaire am na différence quoi am na différence bu baax a baax moo tax tamit porte bi boo ñëwee fii gis nga porte bi dañ ko def motif décoration gis nga blanc bi lañ def fond bi léegi blanc bi nekk ci devanture porte bi moom lañ acc fële ci kaw balcon yi quoi bu ko defee dañuy communiquer ñun suñu liggéey lépp dafay correspondre ak li nga xamante ni moom la ñuy xalaat quoi et puis ñëw ñu rek pour liggéey parel sa testament mënoo ma yëngal parce que danga insolent il fallait que ma ñëw wane sama talent pour wax booy ni leen dama compétent moo tax gars yi ma ki may seen attaque ñoo ngi jógee Tor fii on est à Diender li beneen bâtiment la bi pare na presque ay finition yu ndaw moo des quoi Tor ñoo ngi fa nekkoon en début chantier façade mais bi façade bi pare na gis nga comme li ñu waxoon Tor rek moo am fii à Diender tout le temps Ndoye Ndaanaan moom dafay def choix quoi moom mooy xool choix bi nga xamante ni mooy ànd ak li mu bëgg a liggéey ci bâtiment bi quoi moo tax fii tey dañuy jël gis nga gris bi lañ jël ak rouge bordeaux bi gis nga gris bi lañ jël boolakaak bi marron bi pour composer ko quoi léegi bi ñu ñëwee fii tamit dañuy defaat spécial décoration pour mën a génn fond balcon yi gis nga tout le temps rek affaire artiste bi ñu doon wax loolu la tout le temps liggéey carrelage dafa nekk loo xamante ne lépp art la boo ko maîtriser rek di nga xam lu ci nekk lu mu laaj quoi moo tax bi ñu li am Tor ak li am fii ça fait 2. waaw gis nga fii tamit entre porte bi niñ ko décoré gis nga décoration bi carreau bi lañ jël dagg ko def ko benn posage artistique boo xamante ni et puis
mën na si lu bari loo xamante ni bu ñu liggéey fii mën nañ ko liggéey feneen quoi mën nañ ko liggéey feneen bi ñu def nii ak bi ñu def fa la ñu jógee ça fait deux. bëndal fii yëpp ziza partout fay la ni nga rené atout boy sa xol mu ngi bon muskil la dama doon gasat wax léegi bit si la man dama lay rey ba pare jéggi la waxal ma gaay ni dama immortel wax bi dégg na laaj creuser sa xel ni nga bërëb duma si sentir plaisir dafay mel ni ñaari góor yu laalante ma rus naa def job amul qualité. fii tamit mooy intérieur bâtiment bi escalier bi dañu def choix bi pour génn décoration escalier bi quoi. waaw fii escalier bi tamit choix bi lañ def xam nga tamit lépp mooy artiste bi ñuy wax rek des fois da ngay dugg si benn bâtiment rek gis benn panneau boo xamante ne boo si defee dara rek da ngay gis ni ça donne quelque chose quoi moo tax ñu jëloon panneau bi choisir ko def ko carreau verte bi lañ ko jël nag boole ko ak carreau escalier bi tu vois même lu loo xam tax carreau bi dina ko mën a maintenir quoi dina ko mën a jël. moo tax ñu choisiroon fii nii comme que distance bi dafa xaw a xat tuuti boo jëlee carreau bi def ko fii nit bu jàllee du wàññi dara ak peinture bi waroon dem fii quoi fekkee peinture bi la li muy salte dafay bari te li ngay échanger ci peinture dafay bari waaw te kii di nga ko mën a nettoyer à tout moment gis nga moo tax ñu choisiroon nii def ko. gis nga fond escalier bi moo nekk noonu fond couloir bi moo nekk nii bu ko defee dañuy composer quoi. mooy li ñu doon wax rek li ñuy def rek ñëwuñu rek pour def nii mais li ñuy def rek dañ koy calculer xool tamit ñu méngoo ñu poser loolu quoi moo tax bi ñu defee fond bi nii dañ ciblé escalier bi bu ko defee ñoom ñaar dañuy correspondre bu ko defee colorato bi dafay joxe quelque chose quoi. yow da ngay taas rek ne amee naa pote dooma jommal nekkal dama di naaw romba naa la booy yaa ngi sama ginnaaw da nga gaaw épisode ni berin almet kon sama benn suuful moo lay fay maa leen man fis jarul enquête ndax ñoom seen xel yi dafa nay moo tax du ma jóg di nekk en tête el phénomène dafa ñu mës a tiré sa mbindaw gaay doon koy caricaturé public bi rek moo na mën a arbitré te nee nan maa fi dax rab booy waaw wala boog lii ni mu déeme nii boo MC doon gën a tubéy ñoom ñëpp laa foog li may rab bu la neexul wata foog booy yaa jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee booy bi pare na moom de mi ngeeg armée. waaw bi posage bi mooy carreau 60-60 bu gërë poli bi salon bi moo nekk nii moo xaw a correspondre tamit ak salle à manger bi moo tax ñu méngoo carreau yi tu vois te boo nekk ci salon bi rek yaa ngi ci salle à manger bi surface ba seen borom jot ko occupé quoi moo tax li ñu waroon feeñal lu bari du mën a feeñ quoi mais nag dañuy présenter nii rek pour gars yi xam ne waxal ma gaay ni dama immortel wax bi dégg na laaj creuser sa xel ni nga bërëb duma si sentir plaisir dafay mel ni ñaari góor yu laalante ma rus naa def job amul qualité liggéey bu rafet la gaay di sollicité te yow da ngay taas rek ne amee naa pote dooma jommal nekkal dama di naaw romba naa la booy yaa ngi sama ginnaaw da nga gaaw épisode ni berin almet kon sama benn suuful moo lay fay maa leen man fis jarul enquête ndax ñoom seen xel yi dafa nay moo tax du ma jóg di nekk en tête el phénomène dafa ñu mës a tiré sa mbindaw gaay doon koy caricaturé public bi rek moo na mën a arbitré te nee nan maa fi dax rab booy waaw wala boog lii ni mu déeme nii boo MC doon gën a tubéy ñoom ñëpp laa foog li may rab bu la neexul wata foog booy yaa jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee booy bi pare na moom de mi ngeeg armée jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee booy bi pare na moom de mi ngeeg armée asay pare sa testament 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 pare sa testament. waaw kon sama gars yi bi ñu jógee si bâtiment kër yi affaire yooyu noonu te tamit ñu ngi ñëw si jumaa ji ànd ak waa Soleil Média fii jumaa Jandar la gis nga fii yàlla dogal na ñu bokk si ndaxte am na loo xamante ne mbir suñ borom moom boo si duggee rek xam ne yàlla moo la si boole quoi ba tax na jumaa ji bi ñu fi fekkee tamit après ñu jox ñu ko dénk ñu ko Jandar tamit wóoluñu si ñu ñëw def fii li nga xamante ni moom lañ fi def di ko xeeb lool ndaxte liggéey suñ borom moom lu si waay def yàlla moo lay fay quoi lii nag jumaa Jandar la lii pâte de verre bi la gis nga moom lañ def nii si devant si mimbaar bi
moom lañ def nii comme ni ñu doon wax rek affaire décoration art yi ba tey fii dañ fi ñëwaat si jumaa ji fii nii devanture bi ñu jël fii def batte de verre doré bi moom lañ def ni si arc bi tu vois léegi bi ñu ñëwee fii tamit ñëw nañ fi def fi benn écriture waxal ma gaay ni dama immortel wax bi dégg na laaj creuser sa xel ni nga bërëb duma si sentir plaisir dafay mel ni ñaari góor yu laalante ma rus naa def job bu amul qualité liggéey bu rafet la gaay di sollicité te yow da ngay taas rek ne amee naa pote dooma jommal nekkal dama di naaw romba naa la booy yaa ngi sama ginnaaw da nga gaaw épisode ni berin almet kon sama benn suuful moo lay fay maa leen man fis jarul enquête ndax ñoom seen xel yi dafa nay moo tax duma jóg di nekk en tête el phénomène dafa ñu mës a tiré sa mbindaw gaay doon koy caricaturé public bi rek moo na mën a arbitré te nee nan maa fi dax rab booy waaye wala boog lii ni mu déeme nii boo MC doon gën a tubéy ñoom ñëpp laa foog li may rab bu la neexul wata foog booy yaa jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee booy bi pare na moom de mi ngeeg armée jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee booy bi pare na moom de mi ngeeg armée asay pare sa testament 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 waaw Ndoye Ndanane moom ku bëgg liggéey moom yomb na trop nag yomb na trop ndaxte disponible nañ et puis on est là pour tous et puis pour tout le monde tamit ndaxte tamit mbir boo ko jàngee ba yàlla dogal nga am si xam-xam tuuti def naa pour nga service sa askan la quoi te def naa liñ si jot a xam lu ndaw ñu ngi siy service suñu askan et puis ñu ngi siy dimbali ñu ngi si war a dimbali et puis tamit ñu ngi siy former ay xale yoo xamante ne vraiment ñu ngi siy gagné seen gagne-pain quoi kon boog ça veut dire que ñun disponible nañu fu ñu waaye soxla tamit ñu dem ndaxte partout au Sénégal fu ñu waaye contacté dañuy dem même dans les sous-régions tamit dañ fay faral di dem quoi moo tax tamit ñuy woon nañ ñëw fii comme que fii jàkk bi la fi ñu waroon aw yëpp aw nañ fa di ñaan yàlla tamit li nga xamante ni moom lañ fi jote wane mu nekk loo xamante ni dina nekk mbégte si ñëpp. Ndoye Ndanane nag man nag fi ma li ma boole karo man dama jàngi woon école Tëngéej dew moon pour jàngi métier mais comme que man dama nekk nit koo xamante ne un battant la tout le temps damay xeex rek bi may jàngi école laa dem doon sàcc tuuti di ànd ak gars yi dem jàngi métier bi quoi loolu moom booleeg métier mais opté woon pour dem pour jàngi métier bi def na si nag 10 ans yoo xamante ne dañ koy jàng 10 ans yoo xamante ne dañ koy jàng bu pare soogu moom bokkul ak jamono bi nga xamante ne léegi boo jàngee 2 mois 1 an xam nga berse daara bokkuñu quoi moo tax booy léegi ñu ngi liggéey mais seen technique mooy des quoi. xanaa ñu bañ a yàkkamti rek te am patience tuuti ndaxte looy liggéey tamit te defoo si sa xel defoo si sa mental du dem ndaxte métier technique la. métier technique la mais nag jamono bi dafa nekk jamono boo xamante ni fu nit jànge benn 1 mois 2 mois ñu favoriser la ni la yow professionnel nga quoi te mbiri investissement du ay caaxaan quoi nit boo liggéey sa alal mu nekk ay millions bâtiment mu des lu dul ay carrelage ay peinture affaire yooyu noonu def naa spécialiste nga war a jël mu liggéey la quoi mais jamono bi nag dafa nekk jamono boo xamante ni xam nga mënatoo ràññee kan mooy kan ba tax na métier mi xaw na yàqu lu bare waaw non mbir mi mënu si am xaalis ndaxte amour bi moo ëpp doole quoi xam nga des fois bu la si amour dugalee def naa loolu moo la siy bàyyi comme artiste bi nga xamante ni dafa nekk si yoonu artiste bi rek moom théâtre bi muy def moo koy dundal mais pas xaalis bi quoi te amour mooy jiitu si doomu aadama mais nag ñu ngi si sant yàlla ñu ngi si am suturo ñu ngi siy def li ñu si war a def yëpp loo xamante ni nit mu ngi koy def si métier am ñu ngi ko siy def di sant yàlla bu baax nag vraiment. ku bëggoon a liggéey ak Ndoye Ndanane lan lay def. waaw xanaa nga jël sama contact rek ndaxte Ndoye Ndanane contact am mooy 77 537 23 66 en même temps Tigo bi 76. 598 51 55 ndaxte maa ngi jëndër et puis disponible naa et puis maa ngi fii pour gars yi Moodu yeeg te man def naa Italie sama mbokku Moodu yi maa ngi leen wax bon ku si pare pour liggéeylu ak man rek man dinaa la jàppale ndaxte xam naa li ñuy dund foofu comme am naa expérience boo xamante ne dinaa mën a di jëflanteeg yéen jàppale leen ba seen bâtiment loo leen si dénkaane rek di ngeen am satisfaction boobu noonu quoi.
loolu daal maa ngi koy dénk sama mbokk Modou comme que jot naa jaar Italie dund naa fa xam naa la fa nekk dina ma neex trop waaw dinaa leen jàppale bu baax a baax en plus te am nañ fi ay projet yoo xamante ni à Bayax war nañ fa tëjji magasin caro yooyu yëpp si métier mi la bokk rek ñu ngi koy taxawal daal si kattan borom bi. waaw moom bu fekkee bëgg nga lu baax da nga may bàyyi si liggéey man si laay sawar rek quoi di laay def choix bi def lépp loo xamante ni ndaxte man nit boo ko jiitalee rek mooy gaañ nga ko quoi man boo ma jiitalee rek mooy gaañ nga ma damay def le tout ba def loo xamante ni yow doo ko xalaat sa bâtiment moo tax bâtiment yu bari dañ ci am réussite totale. ñaanal yàlla waa Soleil Média et puis ñu baax lañ ñoom tamit ñi nga xamante ni dañu dégg Ndoye Ndanane ba ñëw di def si moom reportage loolu rek acte la quoi loolu tamit acte de noblesse la. fierté la tamit xam nga boo nekkee si gox ba di liggéey ba nit ñi ràññee la ba média bi di la reconnaître loolu satisfaction la quoi vraiment dañuy sant yàlla waa Soleil Média di leen wax yoon wi ngeen nekk bu leen ko teggi et puis jeunesse Diender bi tamit bari nañ ay ñu mel ni man ñi nga xamante ni ñu ngi si différents métiers yoo xamante ni yu bari la et puis tamit ñu jéem leen a xool yi jéem leen a jàppale te xam ne Diender lépp Diender la ñuy liggéey. kenn si yéen mënuma téye ne ndox li ma yenu boo ko yenu woon doo dox rab bi daf ma nopp tane na dafa fiir dafa barda si man tane na dafa miir booy danga ndaw pour jàpp sama tiir booba léegi fi si yaa ngi ralentir sama yoon a leer ni nga dangay laaj boo ma bëggee get faa nga dégg daaj ma daxa bind fer dinaa oyono walaay bilaay dinaa génne korono jëlal ling fi amee jëlal ling fi amee booy bi pare na moom de mi mbokk yi li leen andiloon àndoon ak ki nga xam ne moom mooy Ndoye Ndanane macha allah ndaanaan la nag lool ngeen dégg bu baax a baax lim ñu andil ak ay jaar-jaaram pour bokk nag ci émission bi yomb na lool da ñuy contacter rek ci suñuy numéro ñu fekke si la fa nga nekk 77 374 31 58 wala nga wooñ si 76 138 89 89 mbokk yi seen émission sama métier di leen dig daje beneen numéro jërë ngeen jëf. Ziza partout fay la ni nga nga rene atu boy sa xol mu ngi bon muskil la dama doon gasat wax léegi bit si la man dama lay rey ba pare jéggi la waxal ma gaay ni dama immortel wax bi dégg na laaj creusel sa xel bi nga bërëb duma si sentir plaisir dafay mel ni ñaari góor yu laalante ba rus naa def job bu amul qualité liggéey bu rafet la gaay di sollicité te yow da ngay taas rek ne amee naa pote dooma